yéen waa bitim réew seen coono jeex na ku ci bëgg ti jëndal sa waa kër ya ca Sénégal ravitaillement jokkool ak waa seen boutique dinañu la jaay ba noppi yóbbul la ravitaillement bi ba ca kër gi ci nu mu gën a gaawe seen boutique wóor na gaaw na waa seen boutique ñu ngi fépp ci Sénégal. Fouta Automobile doon spécialiste ci tôlerie ak peinture bépp xeetu auto mi ngi nekk en face route nationale Matam ginnaaw gare routière bu Ourossogui. Fouta Automobile dénk leen ñu seen auto ñu noddati leen ko ba mu bees tàq. asalaamaaleykum mbokki Jotna TV ñu leen nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di yaakaar ni yéen a ngi ci jàmm yéen a ngi ci salaam di leen dalal tey seen 42e numéro chronique de la semaine. mbokk yi tey seen chronique de la semaine li ñu leen bëggoon waxtaanal mi ngi ba léegi d'actualité mooy coow li nga xamante ni juddu na ginnaaw kii di Mansour Faye bi mu ne am na ay documents yu compromettants ci Ousmane Sonko am na enregistrement sonore boo xamante ne am na ko ci moom bu ñu fàttali ko loolu mi ngi amoon ci benn contexte boo xamante ne lu singulier la woon lu normal la woon mooy invitation ci benn émission boo xamante ne dañ ko doon laaj ndaxam dina dem layoog sénégalais yi gannaaw bu ñu déggee mu def émission grand jury toog ne bu ko OFNAC woowee du dem wuyu ji bu ko waa force Covid-19 woowee tamit du dem wuyu ji Mansour Faye ba mu génnee audio yi aussi am lu mu wax président Ousmane Sonko dafa def déclaration ci biir semaine bi mu defee déclaration nag ne moo nekk dernière fois mu ci àddu ba pare jaare fa leeral lépp li nga xamante ne nekk na ci dossier bi moo tax tey day am solo ñu ñëwaat benn ci ponk yooyu pour wax ci benn yoon boo xamante ne képp ku xelu képp ku sensé képp kuy wër dëgg boo ko dégloo di nga xam de A à Z histoire bi naka la tëddee naka la demee loolu nag day laaj ñu jaar ci lu bari dinañ wax ci contexte bi ñu nekk actuellement ak li nga xamante ne moo waral coow lu yépp dinañ wax ci ki nga xamante ne mooy Issa Sall ñu ne moom moo nekkoon témoin rencontre boobu dinañ wax ci le principal intéressé te moo génne coow li muy Mansour Faye waaye aussi bu ñu jugee ci loolu yépp dinañ ñëw ci li nga xamante ne mooy nekk les vraies questions de l'heure li nga xamante ne dëgg-dëgg moo soxal sénégalais yi tey donc pour ubbi waxtaan bi pour ñëw déjà ci contexte bi Pastef les Patriotes dafa nekk parti boo xamante ne daanaka léppam lu yees la léppam lu bees la ci doxalin ci gis-gis ci stratégie ci organisation biñ ko créé en 2014 amoon na ay jafe-jafe yu mag a pour sax jot ci média pour ñu inviter une émission jafe-jafe yu mag lañ daan am donc ci saase ay quelques années après mu nekk parti boo xamante ne moom la ñuy gën a coow Sénégal daanaka tey boo nee APR Pastef nga ci teg loolu nag li ko waral liggéey bu bari la Pastef dafa ñëw woote beneen doxalin ci politique maanaam politique la boo xamante ne yow mi nga xamante ne nga ñëw di bokk ci parti bi di adhérer pour ñëw liggéey amul dara looy yëkkati lu dul Sénégal bokkul ak politicien classique ñi nga xamoon nga xamante ne ku nekk booy ñëw ay intérêt moo la yëkkati say intérêt personnel moo la yëkkati Pastef di wooni ci nit yi di ñëw tey Pastef yorul alal lu muy joxe yorul ay position yu muy joxe yorul ay nomination yu muy def du signé décret te pourtant nit yaa ngi adhéré bis bu nekk gis ngeen barki démb rek am na ñoo xamante ne APR lañu jóge muy parti bi nga xamante ne moo yore pouvoir bi
ñëw ci Pastef ñu dalal leen fii président Ousmane Sonko dalal leen waxtaan ak ñoom jël seeni doléance wax leen parti bi nga xamante ne noonu lay fonctionner ba fu mu nekk nii dugg nañ ci parti bi nangoo ànd ak ñun te pourtant ci parti bi nekk au pouvoir lañ jóge mu nekk parti boo xamante ne dem na élection bi mu demee élection aussi génn nekk troisième wax naa leen fii ne leen troisième boobu noonu dafa nekk lu am solo parce que ñi daan am résultat yu mel noonu seen première participation à l'élection présidentielle day fekk ñu jaar ci ay poste premier ministre nekk ay ministre yore ay portefeuille yu am solo wala ñu liggéey ci état loo xamante ne dajale nañ xaalis bu bari pour mën koo defee politique wala ñu ci xam leen mais kii am 15% dafa nekk koo xamante ne ENA la génnee jàng avancé gars yi gis ni dañoo war a créer parti politique créer ko gis ni moom moo ko yelloo ñu woo ko dénk ko man sax mi ngi may nettali benn jour contexte bi nga xamante ne dénkee nañ ko parti bi pour wane ni moom nekkul loo xamante ne moo ko sookee wala nekkul loo xamante ne moom moo ko bëggoon mais gars yi ñoo gis mu yelloo ko ñu jox ko biñ ko joxee ba léegi nag mu teg mbir mi si yoon ci xam-xam ak ci stratégie bi ñu engagé liggéey bi nga xamante ne engagé nañ ko Sénégal yi dañuy wut si bi ñu demee élection génne suñu 15% yooyu noonu ginnaaw ne kenn xamuwuñu woon yenn poste yu am doole yi kenn gisuñu ñu dajale ay milliards kenn gisuñu ñu distribuer xaalis maay woo sénégalais yi ci ité ci sérieux ci bëgg Sénégal ci patriotisme en résumé loolu nag nekk lu jaaxal ñu bari moo tax après am na ay jafe-jafe yu bari yoo xamante ne teg nañu ko suñu 15% yooyu nekk benn am solo boo xamante ne il faut ñu taxaw si jamono bu nekk 15% yooyu noonu wax naa leen ni ñun boo jëlee rek coalition bi nga xamante ne moo jëloon deuxième ci élection yi mooy bu ñoom Idrissa Seck di nga fekk Idrissa Seck ancien premier ministre la Abdoul Mbaye ancien premier ministre la Hadjibou Soumaré ancien premier ministre muy 3 anciens premiers ministres yu nekk ci benn parti boo jëlee maire de Dakar yi fa nekkoon Pape Diop ancien maire de Dakar la woon Khalifa Sall ancien maire de Dakar la woon boo jëlee homme d'affaires ak businessman yi fa nekk ci biir di nga fa fekk Malick Gakou di nga fa fekk Bougane Gueye Dany di nga fa fekk ñeneen ak ñeneen am aussi ay député am aussi ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ay borom xam-xam lañ ñun suñu coalition wax naa leen ko fii dañu doon tooñ sax naan ñu coalition technocrate ngeen yore ndaxte ñi ngeen yore ay borom xam-xam lañ naam mais bëriwuñ nit donc booy xool suñu 15% yooyu dafa nekk lu extraordinaire ba pare boo xoolee résultat bi commencé répartir entre Sénégal ak diaspora nga xamante ne ñun bu ñu doon xool ni mu répartiroo kese ñun ñooy nekk deuxième sax ci élection yooyu noonu wala bu ñu demoon ci élection de représentativité ñu ñooy gën a représentatif mu nekk lu am solo mu nekk lu inédit au Sénégal loolu lañ siy jógee nag am yu bari yoo xamante ne dafay xew xam nga ñi nga jàkkaar loolu bu nekkee dañoo yore doole yore budget yore armée yore administration yore renseignements généraux te mënaluñ la dara li ñu yore impression ñu la soxla woo ko bu ñu la woowee doo dem bu ñu la jéemee jox doo jël da ngay nekk ni ko xamante ne daf leen di jaaxal parce que ni ñuy tàmmee di pratiquer politique mooy da ngay yore xaalis di ñëw politique boo yorul xaalis aussi ñu talal la xaalis boo leen sonalee da ngay mujjee ñëw si ñoom ñu ànd ak yow donc loolu yëpp nekk loo xamante ne Pastef nangu ci dara boo leen fàtte ko bi ñuy dem élection war a def suñu parrainage dugg nañ suñu kër yaayu leader ne dañ fay jéem a jël suñu ay parrainage boo leen seetoo suñu siège saccagé nañ ko suñu ministre rey nañ ko ci condition yoo xamante ne kenn xamul lan la boo leen xoolee si dossier 94 milliards ñu ñuy sosal naan non ñoom aussi dafa am lu ñu ci bëggoon ci 94 milliards yi moo tax ñu ne mënuñu ñu ko am moo tax ñu koy siiwal boo leen xoolee si élection yi neen ci law oil mooy doon financé donc tey bu ñu jombee vraiment yéemuwul ñu dégg ministre taxaw di ñu sosal di ñu waxal loo xamante ne nekkul dëgg te mënu ko justifier ci dara donc difficulté yi am yëpp dafa am lu ko waral contexte bi tey dafa nekk loo xamante ne c'est très gênant pour ñi nga xamante ne ñoo yore pouvoir fi mu nekk nii ñu ngi waaj a def ay cours de vacances patriotiques pour jàppale ndaw yi aider leen si cours de vacances yoo xamante ne daf leen di dimbali te loolu noonu enseignant wu passif ñoo koy def te gratuitement lañ koy def pour dimbalee xale yi dëkk bi xale yi Sénégal yépp ñu mën a jàng ñu renforcer seen ay xam-xam yokku leen doole ci xam-xam ba ëllëg bu ñuy dem jàngi wala bu ñu def examen ñu am bagage intellectuel boo xamante ne dina yokku mais tey bi ñu lancé programme bi barki démb rek dégg ngeen démb rek ñu génn benn note di tere naan école yi dañuy tere xale yu fa dajaloo dañuy tere affaire cours de vacances yi et cetera pour wane ni le mal est profond tey ñii dañuy nekk en mode survie dañu nekk si ay jafe-jafe yu extraordinaire Pastef nag di dérouler benn programme boo xamante ne daf leen di gêner à tous les niveaux moo tax tey bu ñu jëlee lu mel ni sax ay vacances
vacances yoo xamante ne ay cours de vacances yoo xam ne dañ ko bëgg jox xale yi pour dimbali leen rek seen doom yi sax si lañ bokk de waaye daf leen di gêner daf leen di muur sur le plan politique daf leen di indil ay difficultés moo tax ñu am taxawaay boobu noonu waaye jiitu na loolu bi ñu lancé les vacances agricoles patriotiques aussi gis ngeen tool bu mu def 400 et quelques hectares emblavés jeunesse bi ñoom ñu yore pouvoir bi mu ñu leen mobiliser ñenn ñi dañuy mën a jéem a nax rek ba élection ñëwee mais mu ñu leen a mobiliser am nañ seen Prodac yenn jeunes ñoo fa dem seen agriculture ñu ngi ne ñu ngi koy développé 40 milliards yóbbu ko 60 milliards d'accord ñan ñi leen mobiliser 2000 tracteurs joxe naa ko kan nga ko jox ñun de en tout cas ba ñu wootee Sénégal yëpp jug na département yëpp jug nañu bay actuellement ñu ngi toll si récolte moo tax ba ñu demee di récolte ak buzz bi mu def Sénégal ak médias yi ni ñu koy reprendre moom mu jug président de la République Macky Sall ne def tournée économique bi kenn déggatu ko parce que bassin arachidier la def ñëwaat toog amul benn jeexital parce que ci toppandoo googu la nekk daf ñu suivre à la trace parce que ñemoo ñoo bàyyi ñu dem waxoon naa ni fii élection yi bi ñu fi waxee dañuy créer benn fonds d'investissement dafa ñëw ne day créer banque de la diaspora ba tey ba sànq déggoo kenn ku fi wax ko banque de la diaspora ba mu njëkkee bind livre moom président Ousmane Sonko ne pétrole et gaz kuréel bi spoliation moom dafa xëy génn les convictions républicaines ñu bindaat livre solution mu xëy génne Sénégal au cœur ñu génne vacances agricoles patriotiques moom mu ñëw génne seen vacances agricoles lépp lu ñu wax di ko def comme programme moom mi ngi koy bàyyi xel mi ngi koy suivre à la loupe amul dara loo xamante ne mu ngi ko ci réer donc tey bu nekkee jox nañ la xaalis jëloo bu nekkee dumo yi la jéem nañ la bañ a faale jéem la ignorer pendant ay années faale wala nga nekk si da nga nekk da nga leen di gêner ñu jóge ci dumo yi boobu dem ci dóor di dal sa kaw di la xoqatal di la jéem bundu xataal bu nekkee mënuñu ci dara nag li des mooy sos donc ñoom ci niveau sos boobu lañ toll actuellement ci loolu lañ nekk ñu ngi koy jéem a fexe nu ñu koy habillé ñu ngi fexe nu ñuy jéem a fexe ba médias yi jox ko importance boo xamante ne amu ko tamit parce que ñu ngi jël ay hommes de médias leen ci rax waaye aussi plateau télé yi boo gisee dañuy bàyyi sujet yi gën a am solo teg ko nale waaye jël wax yoo xamante ne amul benn solo amul benn njëriñ yokkul dara sénégalais yi amélioré wul seen quotidien di xëy di ko def à la une tous les jours moom nag président Sonko wax na nee na dama ciy wax benn yoon bii te kenn du ma ci déggat ndaxte bi ma amee ba léegi sama page Facebook laay toog di bind li may bind mais damaa décidé de génn def benn vidéo wax ak sénégalais yëpp mu nekk loo xamante ne dañ koy clôturer une bonne fois pour toutes jour boobu mi ngi def live président Macky Sall buy wax ay 3000 personnes maximum ay 4000 ñoo koy suivre 5000 mais bi muy wax jour boobu 19 244 connectés en live di ko suivre ndoo loolu c'est inédit au Sénégal kenn amu ko fi du président de la République du benn doomu Sénégal bu ko fi am ñi def politique ba 1960 ba léegi amuñu ko ñi ko ëpp xaalis téeméer yoon amuñu ko ñi ko ëpp background téeméer yoon amuñu ko mais yàlla mooy sottil mbir fi nga xamante ne moom moo ko neex ni ko Sénégalais di dégloo nag di ko xaar bëgg ko di ko jàppale bokk ak moom projet bi xam ne projet bi moom ko mais askan bi yëpp a ko bokk même bi fi jugoon ëllëg projet bi day continuer te moom xam na ko te loolu lay dund te ubbi ko nag ndax yaatal na ko wax Sénégal yi ñu nekk ci diaspora beeg fépp ci àdduna bépp doomu Sénégal boo xamante ne yaa ngi diaspora wala fii attan nga see dugal sa loxo bu la ko neexee ndax Pastef ubbi na bunt yëpp loolu nag day gêner à un très haut niveau parce que Macky Sall ñëpp xam nañ nekkul nit koo xamante ne dafa démocrate nekkul nit ku ouvert nekkul nit koo xamante ne ubbeeku boo xamante ne nangu na indi fair play ci liggéey boo xamante ne ku si nekk da nga ciy dem ak say moyens ku si nekk da nga ciy dem ak say xam-xam donc loolu moo nekkoon élément de contexte yi nga xamante ne moo tax coow lu yëpp bari deuxième point bi nga xamante ne bëgg naa ko évoquer mooy kii ñu ne moom mooy Issa Sall li ma bëgg wax ci moom du bari parce que c'est gênant nit koo xamante ne dafa am benn taxawaay bi nga koy fekk sax moom yi mu def parce que yi mu def Sénégal yëpp seede nañ ko Issa Sall magistrat la c'est un magistrat de la Cour des comptes Issa Sall boo demee ci loi 2016-26 du 5 août 2016 article 32 bi dafa ne magistrat yi amuñu droit def politique amuñu droit am ay activité politique même bu ñu nekkee en position de détachement Issa Sall boobu Mbour la nekk mi ngi am mouvement bu ñuy wax am dem di politique demoon na fi ba Cour des comptes dafa def benn communiqué pour demander leen ñoom magistrat yi nga xamante ne ñu ngi def politique nañ ko arrêté parce que du moom kese am na yeneen ñaar yoo xamante ne ñu ngi koy def mu nekk lu extraordinaire nekk homme de loi boo xamante ne respecté wul loi organique bi nga xamante ne moo organisé moo wax ci statut magistrat au Cour des comptes yi ak magistrat yi ak magistrat yi nga xamante ne tere def ay activité politique Issa Sall boobule tey constitution bi ci article 13 dafa ne seen yii ngeen xam ni da ngeen ciy communiquer mu nekk lu télégraphique
mu nekk lu électronique mu nekk même seen courrier yeeg yooyu loolu noonu lépp c'est inviolable dafa nekk loo xamante ni c'est privé moom la jël tey teg ko sur la place publique président Ousmane Sonko moom la waxal moom mu jël audio bi génne ko mu nekk benn violation loi loolu nag lëmbe xel yu bëri gars yi ne pourquoi moom Issa Sall mu mën a am taxawaay bi te pourtant moom promotionnaire Ousmane Sonko la ñoo jàngandoo ENA ñoo génnandoo nekk ay xarit séq jàmm ba sax moom bi muy jël soxna am na taxawaay boo xamante ne Ousmane Sonko am na ko ci waaye au-delà de ça ñoom ñi nga xamante ne ñoo bokkoon promotion ñi nekk douane ñi nekk impôt ñi nekk administration territoriale et cetera am na benn kuréel bu ndaw bu ñu formé seen biir di tase jamono bu nekk rek ñu tase ci këru kenn toog waxtaan yendu jàmm sant séq fraternité séq yu rafet seen diggante ay ngor ak fraternité rek sa nekk seen diggante te Ousmane lan moo war a jaral un magistrat war a respecter loi respecter woo ko waaye aussi nga am proximité bii ak nit séq ak moom lii nga ñëw ba fii te mu jaral la ngay jaay sa relation boobu di ko jëndee affaire yoo xamante ne kenn xamu ko waaye Issa Sall dafa nekk ci li ñu seetlu un commis de la famille Faye Sall li tax moo ko moo di ADM boobu muy gérer dafa nekk ci diggante état du Sénégal ak association des maires du Sénégal parce que ñoom ñoo créé woon ADM association des maires du Sénégal Aliou Sall moo ko jiite ñu di doom rakku président Macky Sall te aussi Mansour Faye bi nga xamante ne moom tey moo waral coow lii yëpp moom nekkoon na secrétaire général bu mu nekkee direction de la solidarité moom Issa Sall aussi ADM boobu muy gérer ci plan décennal bii nga xamante ne moo waral coow lii yëpp parce que fa la sookee parce que ba ñu laajee Mansour Faye ndax dafa war a tontu ji problème bi fa la commencé mais ci plan décennal boobu noonu ci 767 milliards yi am na benn partie bu ñuy wax PROGEP programme de gestion des eaux pluviales loolu ADM mooy piloté projet boobu noonu donc mu nekk koo xamante ne aussi dafa nekk ci biir mbir mi dafa nekk ci biir coow li dafa nekk koo xamante ne tey bu ñu doon convoqué ñu war a répondre moom aussi dafa war a layoo dafa war a wax ci li nga xamante ne piloté na ko ci ak doxal na ko ci yan anam la ko doxalee donc mu nekk nit koo xamante ne taxawaayam bett nañu bëri parce que homme de loi magistrat boo xamante ne dañ la tàggat jàngal la teg la fenn fi nga am benn cër bi ci réew mi ñu am bët bu ñu lay xoolee nga am relation yu nit mën koo jaay ci yu ñàkk fayda yi mooy wane ni am na yu bëri yoo xamante ne mbir yi war nañ ko ci xoolaat war nañ ko ci xam Issa Sall boobule tey Mansour Faye ba mu soxlaa Ousmane Sonko en 2013 dafa fexe lépp lu mu mën pour jaar ci Issa Sall pour mu contacter ko Ousmane Sonko parce que Mansour Faye xamul Ousmane Sonko aussi nekkul koo xamante ne dafa am relation kenn ci ñoom ñi nga xamante ne dañoo nekk ci nguur donc ci Issa Sall la jaar pour am contact ak Ousmane Sonko ba muy bind ci pajam ne Mansour Faye waxul dëgg li mu wax ni yëpp dara du ci dëgg dafa ne Mansour Faye dafa ne Ousmane Sonko dafa ñëw sukk di ko ñaan rendez-vous audience ku xam Ousmane Sonko xam nuñ ko yaree xam ni mu nekkee doomu Casamance fulla bi ñu ko yaree ak jom bi mu am du mës a sukk di demander kenn audience ñoom ñoo ko soxla woon te di ko jéem a wolu te bu ci kanamee tuuti dinaa ñëw lan moo tax ñu ko doon jéem a wolu waaye damay teg foofu Issa Sall dugg ci cas Mansour Faye dafa nekk koo xamante ne goro président de la République la loolu Sénégal yépp xam nañ ko Mansour Faye actuellement yore ministère daanaka bi nekk deuxième ministère bi gën a rëy Sénégal ci moyens yu ñu ko jox ginnaaw ministère de l'éducation ministère bi mu yoree Promoville ñoom PUDC ñoom PUMA couverture maladie universelle ak yeneen direction yoo xamante ne dañuy liggéeyante collectivités yi yooyu ñoo fa nekk moom moo ko yoree moom Mansour Faye waaye portefeuille boobu mooy bi mu mujjee yore colossal na trop parce que su ma xoolee seen autorisation d'engagement yi ci budget 2020 bi ne toll na sur le 252 milliards ëpp na yoo xamante ne moom moo koy gérer loolu nga jël ko teg ko ne Mansour Faye boobu ci mbënd bii nga xamante ne moo fi amoon metti lool Sénégalais yi mbënd bi nga xamante ne en 2012 la amoon président Macky Sall ñu ko doon doog a fay mu taxaw ne dinaa indi ay mesures structurelles de sorte que lii du amati ñun ñu ngi en 2020 8 ans après même scénario amaat ay bakken daanuwaat comme 2012 ni mu daanoo
te li ñu doon dig en 2012 ba tey amul dara loo xamante ne gis nañ ko ci mbënn baa ngi nii di gën a wulee ñaay di gën a indi ay jafe-jafe sénégalais yi mbënn boobu nag bañ koy xeex en 2012 dañu génnoon benn plan décennal de lutte contre les inondations def si 767 milliards Omar Gueye jaar na fi rapidement ministère de l'hydraulique dem Pape Diouf jaar na fi rapidement dem ki fa gën a yàgg def fa loo xamante ne amul kenn si ñoom ku ko fa def boo génnee sax seen mandat génne si moom li mu fa def daanaka nit boo xaajee kenn deful sax maanaam xaajaat bi nga xamante ne moom def na ko fa ñoom ñu ngi ñëw en 2012 ñu ngi 2020 donc def nañ fi 8 ans Mansour Faye def na ci ministère boobu 4 ans ak 9 mois 4 ans ak 9 mois boo ko dindee ci 8 ans yi nga xamante def nañ ko ci li ciy des du bëri daanaka 3 ans moo ciy des yoo xamante di ngay diggante Omar Gueye ak Pape Diouf nga koy séddale ki def 4 ans ak 9 mois ci ministère boo xamante ne lu bëri ci alal boobu noonu moom moo ko doon dépensé dafa war a mën a rendre compte loolu nag lañ ko laaj ci émission mu taxaw ne du ko def du dem rendre compte of nag mënu koo woo defaat beneen vidéo sax delluwaat ginnaaw parce que xam ne ni lu mu wax du dëgg mu delluwaat ginnaaw ne bu nekkee of nag sañ na maa woolee su ma naree woo man maay jël samay bagage daw dem fekki ko 4 ans ak 9 mois la def ci ministère boobu la jour boobu journaliste bi koy interviewé de civil mi ngi koy laaj ci affaire alal boobu naka lañ ko dépensé pour nga wax ma montant exact bi mënul fexe ba wax ko montant exact bi mi ngi koy waxal li ko calculer genre ay 500 milliards affaire yu mel noonu mais ba tey ba sànq mënu ko wax lu leer mu nekk lu doy waar ndaxte ministère yi ñun xam nañu dafa am ay organe de contrôle yoo xam ne dañuy contrôler chaque année xam nañu teg nañ fi ay structures yoo xamante ne dañoo war a saytu alalu état waaye du njombe bettuñu moom bu amee taxawaay bi ci ministère am gis nañu Cour des comptes moo doxul gis nañu IGE moo doxul nu mu waree doxee waaye aussi Mansour Faye bu amee taxawaay bi aussi corps de contrôle ñoo ko may Issa Sall aussi Cour des comptes boobu mu bokk toog na 50 génnewu rapport ren lay soog a génne ay rapport te rapport yi génnewuñ ko ndax dañoo baax de dañ koy génne parce que bailleurs yi ak yenn organismes internationaux yi ñoo leen di imposer ñu xool ñu def ay politique reddition de compte pour ñu mën a fexe ñu amee yeneen rallonge ak yeneen financement yoo xamante ne dañ koy ut ak yeneen appui yoo xamante ne état da koy bëgg donc Mansour Faye nekk ni koo xamante ne ci wàllu inondation yi 4 ans ak 9 mois la def ci ministère de l'assainissement war a rendre compte ci nu mu gérer foofu noonu te gérer na fa ay milliards yu dul jeex waaye aussi ci Covid 19 bi bu mu amee ñu deelee sunu 1000 milliards ci force Covid 19 69 milliards yi nga xamante ne moo nekkoon ci volet social bi ci jàppale nit yi ni mu ko gérer nekk loo xamante ne c'était chaotique doy na waar lool doy waar boo xamante ne loi dëkk bi ñoo permettre nit ku gis koo xamante ne mi ngi gérer deniers publics di ci def ay tappale wala naka su lu noonu nga yaakaar ko am nga droit dem kuréel bi ñuy wax OFNAC pour porter plainte loolu la Guy Marius Sagna ak docteur Babacar Diop def bañ demee def ko nag moom woowaguñ ko sax mu génn ne suñ ma woowee du ma dem te pourtant ba ñuy créer OFNAC président Macky Sall dafa ne créer pour ñuy jóge fi la mooy ñoom Ablaye Wade ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon waaye OFNAC pour ñun ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk mu nekk beneen naxee boo xamante ne président Macky Sall nax nañu ko ndax annoncé woon nañu ko annoncé ñu bonne gouvernance gëmloo ñu ko te pourtant bi ñu ñëwee gis nga li nga xamante ne moom la ñuy tegal Mansour Faye bu amoon courtoisie bu respecté woon Macky Sall du mës a def déclaration boobu noonu bu respecté woon Macky Sall respecté Sénégal yi du mës a def déclaration bu mel noonu donc Mansour Faye ci force Covid 19 bi ci ministère de l'hydraulique et de l'assainissement ak portefeuille bu colossal bi ñu ko jox actuellement daf ciy répondre muy tey muy ëllëg dina répondre parce que Macky Sall n'est pas éternel Macky Sall dafay dem te crime financier yi nga xamante ne day am amul prescription ba ilaa yow mi din dañ leen mën a jàpp na lay indil xaalis Sénégal ndax yaa ko dugal fii yaa ko génnee fii donc coow yi muy coow ni yëpp lii moo ko waral mais aussi day laaj coow lu mel ni su amee ñu indi tuuti ci parcours Ousmane Sonko pour nit ci xam profilu nit ki parce que nit bu ñu koy accuser ne moo def lii wala moo fekk lii wala moo xam lii da ngay xool ni kooku lu mu làmboo yan jikko la làmboo nu mu mel ci jàng ak ci parcours am te la ñuy wax ne homme politique discours la mais aussi parcours la Ousmane Sonko 2001 la génn ENA 3 ans après ñu créé le premier syndicat de l'administration centrale damay sax taxaw ci ENA boobu noonu parce que démb maa ngi dégg benn journaliste mi wax ci télé bi naan Ousmane Sonko moo nekk ndaare ci promotion bi nga xamante ne dafa génn ENA mu nekk wax boo xamante ne du dëgg
ba pare wax lu ñaaw kese la parce que loo xamante ne la ña nekkoon ENA ñu ngi fi di dund ba léegi Issa Sall bii boo demoon laaj ko ndax loolu dëgg la def naa la du dëgg parce que ñoo bokkoon classe te moom moo rawoon Issa Sall déjà bul dara Viviane Bampassi ba ñuy dàq Ousmane Sonko Viviane Bampassi ba ñuy dàq Ousmane Sonko moo nekkoon ministre de la fonction publique te pourtant moom Ousmane Sonko ñoo bokkoon classe te Ousmane Sonko moo nekkoon seen kanam ñoom ñëpp Ousmane Sonko ba ñuy dugg moo nekk premier à l'ENA ba ñuy génn moo nekk deuxième ginnaaw Abdoulaye Niane bi nga xamante ne moom moo nekkoon directeur campagne am ci élection yi ñu génn loolu dafa nekk mbir yoo xamante ne c'est vérifiable c'est accessible à tous képp kuy wax lu dëgg da nga wax lu dëgg sauf ci loo xamante ne dañ ko dugal ci machine yi am ci ay archives am ko ci ay documents yu teew donc loolu duñ si tardé suñu bopp ci parcours Ousmane Sonko ni mu duggee ENA ak ni mu génnee ENA ñi ma la waxal ne rek mooy raw te bu rawee Issa Sall rek raw Viviane Bampassi rek nekkatul dernier mais je vous dis que moo nekk deuxième te bi ñuy def anniversaire parti bi toog na fii ay milliers de sénégalais war ko caméra chaîne télé yëpp taxaw mooy leen bi may dugg maa nekkoon premier waaye ba may génn maa nekkoon deuxième ginnaaw Abdoulaye Niane juste après bi mu waxee loolu ci la Abdoulaye Niane ñëw jël parole di wax ak nit yi donc loolu nekk li nga xamante ne lu leer la waaye dafa nekk ni ko xamante ne moo sooke ñu créé premier syndicat de l'administration centrale maanaam ñi génnee ENA ñi nekk douane ñi nekk impôt ñi nekk trésor seen premier syndicat bi ñu am mooy bii nga xamante ne ñoom Ousmane Sonko ñoo créé nga xamante ne bu nekkoon gëm bu nekkoon fit bu nekkoon rigueur bu nekkoon am gis-gis loolu du mës a am ndax bañ koy créé tegal nañ leen ay bundu xataal yu méttee seen ministre de tutelle sax recevoir na leen menacé leen mais teewul ne la ñu war a def nañ ko ba mu àgg 2005 lañ ko def secrétaire général moo nekk premier secrétaire général syndicat bi autonome des agents des impôts et domaines di fa liggéey bu mucc ayib année bu nekk ñu def rapport d'étude sur les dépenses fiscales moo ko ay ñoñom di participer ci dëkk bi ni muy doxee di wax di joxe seen xalaat waaye aussi jamono boobu dafa fekkoon aussi mi ngi nekkoon chef de brigade immobilière bu impôts et domaines maanaam ñoom ñoo doon saytu wàllu kër yi ak wàllu impôts yi taxes yi nga xamante ne moo ci lié loolu dafa defoon Macky Sall en 2012 bi muy doog a ñëw xam nga dafa relancé woon créé benn liste 25 personnes ne dafa am ñu mu ciy topp nag parce que liste bii nii liste la boo xamante ni ci si nekk yëpp dañoo jàpp ne dañoo luubal alal bi ñu amee seen liste boobu noonu di ko doxal liste boobu gis nañu au finish Karim Wade lañ ciy jàpp am na kenn ku ci jàpp ku tudd Tahibou Ndiaye inspecteur des impôts la ñoom seen syndicat bi la ko waral mooy xeexal seen corporation ci def naka sulu noonu yi nga xamante ne gars yi ñu ko doon def te ba mu koy xeex dafa xeex publiquement dafa bind dugal ci presse bi waaye aussi dafa dem def émission ak Pape Alé Niang toog wax ak sénégalais yépp ci li nga xamante ne mi ngi ciy xew bokk na ci li si xewoon justice bi ni mu doon demee mun a créer d'accord parce que principe accusatoire la war a ne maanaam yow mi nga xamante ne yaay accusé yaa war a dem vérifier ji doo ñëw ne yow Mame Mbaye da nga ma yoreel xaalis wala da ngaa yore xaalis bu bëri wax ñu xaalis fu ko jëlee non yow yaay yore xaalis ñu gis ni xaalis bi nga yore jaaxal na leen mais ki lay jàpp moo war a dem justifier ne yow xaalis bi nga am nii moomu waaye warul nekk principe inquisitoire maanaam yow mi nga xam ne yaa moom alal bi ñu jàpp la pay naan la demal nga seetu ko muy benn deuxième chose bi aussi ki ñu jëloon expert bi ñu jëloon bi nga xamante ne moo waroon saytu bien wu Tahibou bi expert boobu kenn bokkul ci ordre national des experts évaluateurs agréés du Sénégal ONEAS bokkul ci mu jaaxal ñëpp parce que dafa am ay experts yu mag yoo xamante ne bu ñu évaluer ñoom dañu am kuréel boo xamante ne tey état dafa war a dem foofu jël kenn koo xamante ne moo koy seet mu nekk koo xamante ne xam-xamam màcc na justifié na expérience bi justifié na diplôme yi pour dugg foofu parce que foofu du nekk n'importe qui moo fay dugg donc bu ñu jëlee seen expert boo xamante ne kenn xamul fu mu jóge kenn xamul luy ay référence am mu defal leen lu leen neex ci patrimoine Tahibou Ndiaye mais aussi dañu ko jël sax patrimoine bi surévalué ko te loolu yëpp da ko justifié ci ay article toog ay émission di ko wax di ko défendre ci biir loolu sax ñoom ñu ne dañuy def audit foncier mooy audit foncier bi dañ ko bëgg a def amul problème ñun boo leen ko def sax ñun syndicat bi leen di jàppale ñoom ñu ne audit à partir de 2008 lañ ko bëgg a def ba ci kaw ci la tàppale njëkkee commencé feeñ ci gouvernement su Macky Sall parce que bu leen fàtte ne Macky Sall 2008 la génn diggante 2007 2008 la génn ci gouvernement wu Abdoulaye Wade ñoom ñu bëgg commencé à partir de 2000 ça veut dire que Macky Sall moom ci boppam affaire bi du ci bokk patrimoine bi mu am kenn du ko ci boole jamono boobu nag président Ousmane Sonko ci liggéey bi mu doon liggéey ci la njëkk a envoyé lettre président Macky Sall ne ko na fay impôt yi mu am ndaxte am na benn société civile immobilière boo xamante ne moom ak njabootam ñoom ñoo ko moom kenn mësul gis Sénégalais boo am fitu
toog bind lettre adressé ko au président de la république ne ko da ngay fay sa impôt loolu nag yëngaloon bu baax a baax impôt demee ñu woon dañ koy dàq ndax li mu def faute lourde la mooy leen moom citoyen la comme citoyen yëpp bu fayul impôt dañ ko war a laaj mu fay impôt ci kaw coolool mu yëkkati seen CREI boobu nga xamante ne moo nekkoon seen arme de guerre contre régime bi nga xamante ne moo génnoon moom mu taxaw ci plateau yi di ko défendre ci xam-xam parce que xam-xam dafa màcc ci loolu waa CREI sax convoqué nañ ko CREI convoqué na ko mu ñëw wuy si bu mu ñëwee wuy si ñu koy ràññeeloo patrimoine bi nga xamante ne dignitaire Ablaye Wade yi ñoo ko moom mooy leen déet liggéey bi mu yem si loolu liggéey bi day yem ci xool dignitaire Ablaye Wade li ñu moom ak yéen ñi nga xamante ne yéen fi nekk li nga xamante ne yéen a ko moom ci kaw loolu mooy leen lii ngeen gis ni président Macky Sall moo ko moom gars yi ne ko ñooñu laaj ñu loolu ñu ñeen lañu laaj mais non yéen maa woo su may wax si ñaar yëpp laay wax mais du ma wax ci kenn kese du ma wax ci waa Ablaye Wade kese damay waxaale Ablaye Wade waxaale ci yéen ci kaw loolu nag la Mansour Faye dégg coow li fexe nu mu taseeg moom parce que boobu mu ngi leen di sonal ci la jaasi saa bi mu ko waxee dafa bañ mu insisté mu soog a nangoo taseeg moom ba mu taseeg moom aussi lan la ko wax sawaay coow yi ngay coow nii bari na te yow ku mel ni yow président Macky Sall daf laa soxla soo bëggee mun nañ fexe nu mu liggéey ak yow noo taseeg moom ak affaire moom Sonko dafa gàntal loolu ne man soxloo ma taseeg président Macky Sall réunion bi foofu la yem réunion bi na mu gàttee réunion bi CREI bi noonu la gàttee parce que bañ ko bëggee wax la si dignitaire PDS yi kese dafa bañ leen si ñaar yëpp laay wax damay wax PDS ñu mais yéen tamit damay wax ci li ngeen moom réunion bi tamit fa la dagg coono yi mu leen tegoon nii en 2013 moo sooke woon ñoom ñu soxla woon pour tase ak moom donc la mu doon wax ci plateau yi di ko défendre ci cas Tahibou ak cas Karim Wade yépp boobu mu ngi nekkoon secrétaire général honoraire bu syndicat des agents des impôts et domaines waaye aussi lañ ko convoqué woon CREI ci affaire immobilier mu ngi nekkoon chef de brigade immobilière bu impôts et domaines mu nekk koo xamante ne ñépp xam nañu Sénégal tey bu ko Macky Sall xamaloon dara tëj nañ ko prison li fi bàyyiwul Karim Wade bàyyiwu fi Khalifa Sall li fi mës a bàyyi Ousmane Sonko élection yi def nañ ci feron fake news bu nekk pour yàq deram fexe nañ lu nekk pour jéem ko tëj ci affaire 94 milliards notamment moo luñ ko dara patrimoine am fuyee nañ ko mais baa ñu ko fuyee sax moom ba muy bind livre solution bind na ne man lii ak lii laa am état dem fuyee patrimoine am yépp gisul dara boo leen fàttalikoo am na benn jour muy def benn déclaration ci siège bi mooy ba ñuy porter plainte ci procureur ci affaire Petro-Tim kenn faalawuñu ñu dem ci doyen des juges porter plainte foofu constitution partie civile ba mu ñëwee fii def déclaration siège bi bu leen fàtte jour boobu nee na leen dina porter plainte ci chambre des notaires ñu ne ko pour lan mu ne parce que dañuy xam ne ñu ngi fuyewaat ci patrimoine am ñoom ñëpp ñu ngi mobiliser wu di fuye ci patrimoine am loolu état mooy organiser loolu te pourtant ba tey ba sànq gisuñu ci moom dara loo xamante ne mën nañ ko takkal donc lii dafa nekk coow loo xamante ne dañ ko yëkkati parce que fi ñu toll ci ay coono dépassé na leen seen cuune wane nañ suffisamment que ni dëkk bi mënuñu koo gérer waaye aussi parallèlement Pastef mi ngi doxal benn programme boo xamante ne bu eggee ñoom xam nañ dañuy dem te buñ demee xam nañ dañuy rendre compte par force parce que tey Mansour Faye li ko mayloo fit mu taxaw ne su ma off nag wooye du ma dem force Covid 19 seen comité de suivi du ma leen rendre compte li ko may muy wax du question de dafa gën a aay du question dafa ëpp fit du question de dafa gën a jàng wala dafa nekk autorité sénégalais yépp déedéet du loolu de li ko may ñaari mbir la benn bi mooy goro Macky Sall la benn bi mooy la muy def da ci am avalu Macky Sall ndaxte su ko amul woon kenn du ko couvrir lii bu ko defee Macky Sall rek ndigam ban ministre ngeen dégg muy wax ci mbir mi déggoo leen benn ministre wax ci ban député ngeen dégg mu wax ci mbir mi ban haut responsable APR ngeen dégg muy wax ci mbir mi dañ ko bàyyi moom kese mu porter lii pourquoi parce que dafa am yu ñu koy préparer la mais yàqal na boppam définitivement parce que dafa wax Sénégalais yi lu dul dëgg te justifié nañ ko à tous les niveaux yu bëri yi mu wax sax Issa Sall boobu ba mu bindee lettre am bi di ko jéem a jàppale pour wax ne réunion beeg rencontre bi am na ak yooyu am na yu bëri yoo xamante ne mënu koo indi parce que ñun mosuñoo bañ ne rencontre bi am na mais dañ ne na wax kañ la woon fan la woon ak naka la demee woon mosoo dégg mu wax rencontre bi de contenu bi wax na loolu dëgg ne ñoo ko soxla woon mais moom moo ñu soxla loolu wax naa ko fii léegi lan moo tax ñu soxla woon ñu wax naa ko xam ka nga xamante ne Macky Sall da koo soxla woolu ko fan yi passé ci affaire force Covid 19 te créé na dialogue national ñëpp di demul ci Macky Sall tey
ñu taxaw ne daf koo soxla woon en 2013 loolu dañuy xam ne loolu nekkul loo xam ne dëgg la li ko justifié wax naa leen ko mooy diggante CREI bi nga xamante ne woowoon nañ ko ak la mu convoqué woon Macky Sall en tant que président de la République nekk mu ñëw fayee impôt ñu koy woo pour jëm ko Amadou pour jëm ko dalal parce que nanguñu ko opposé ak ñoom li ñuy bëgg mooy soo waxee tuuti comme yenn politiciens yi rek ñu woo la neexal la jox la poste wala jox la xaalis nga rangé wu donc lii moo waral coow li mais coow li yëpp war ñu détourner de l'essentiel jamono ji dëkk bi dafa nekk ci ay xat-xat dañu nekk ci ay jafe-jafe sénégalais yi dañoo sonn Covid-19 bi ñu génn won nañu suñu système sanitaire dafa défectueux hôpitaux yi wane nañ seen ay limites jafe-jafe yu bari sénégalais yi am nañ ko pour faju waaye économie bi dafa basculer carrément la économie bi basculer parce que ñi nga xamante ne ñooy yore économie bi informelle bi yëpp ngànk ko nekk ay way góorgóorlu ñoom ñëpp ku ci nekk da nga sonn bu extraordinaire tey xel yëpp di dem aussi ca njaboot yi nga xamante ne doon nañ basé wu ci ñi nga xam ñoo nekk ci économie informelle bi am ay rapports yu fi génn ne 2 millions et quelques Sénégalais dañ dem ci pauvreté bi ñu nekk situation boo xamante c'est une situation exceptionnelle gouvernement bu sérieux état bu sérieux di nga nekkoon ci yeneen mbir yu gën a am solo yu dul taxaw di dàggasante yaa defoon nii wala yaa waxoon le mais di nga wax loo xamante ne au moins dina intéresser sa population tey gis nañu affaire ndox bi nga xamante ne sax li ko indi tamit problème li ko indi tamit Mansour Faye ci la parce que contrat Suez moom moo ko joxe SDE moo gënoon remplir ay conditions yi nga xamante ne moo gën a baax pour ñu jox ko Mansour Faye moom moo joxe contrat boobu noonu ndox bi mi ngi nii nekk ay jafe-jafe waaye insécurité alimentaire bi aussi di gën a wulee ñaay ñoom waxoon nañ fi waxu autosuffisance en riz fan yi rek président mi ngi koy waxaat mais da koy wax mel ni kuy narge Sénégalais yi parce que bañ ko waxee en 2017 amuñu ko fañ gën a def xaalis pour jéem fa xeex pour nit ci am lekk bu doy ak naan bu doy foofu lañ gën a gis insécurité alimentaire distribué en 2034 fan nga ko distribué bi Sénégal 45 départements moo fi nekk de tracteur bu ñu bëree woon noonu Sénégalais jot si la fi xewoon rek moo fi xewaat bu ñu amee programme yu mag non seulement matériel yi ñu indi dañ koy surfacturé waaye aussi matériel yi ñu indi du dem dëgg-dëgg ci ñi nga xamante ni ñoo ko gën a soxla Sénégalais yi sonn nañ bëgg a faju jafe na loolu barki dem suma benn xarit mi ngi ñëw suma bureau ne ma dama bëgg nga gunge ma ci benn clinique ma ne ko nañ dem amul problème mu ne ma suma maam moo daanu dama clavicule bi dañ ko war a opérer pour suudewaat ko ma ne ko facture ñaata lañ la jox mu ne ma jox nañ ma facture ma war a fay 1,4 million la toll 1,4 million après sax nee na ma am na benn 300,000 bu ci yokk imagine 1,7 million la doomu aadama boobu soxla pour faju ani néew di doole ba nga xamante ne loolu da koo dal fan lay jëlee xaalis pour faju ani feebar yi nga xamante ne ay feebar yu grave la nga xamante ne dafa laaj ay opération ak ay intervention yu metti ñi ko am fan la ñuy jaar pour faju hôpitaux yaa ngi ne fan yee passé rek problème masque daf fi amoon ay gel amuñu ko woon nekk ci ay jafe-jafe yu extraordinaire nga bëgg a jàng abri provisoire yaa ngi nii plus de 6 000 abris provisoires pour nga mën a faju pour nga bëgg a jàng wala nga nekk fu set wala nga am dëkkuwaay sax Sénégal amagul loolu yépp yoo xamante ne dafa doy pour Sénégal yépp mën ci am donc dañu am ay priorité feneen la nekk moo tax seen plan relance économique bi dinañ ci wax beneen yoon mënul développer Sénégal parce que il nous faut obligatoirement beneen référentiel de politique économique et sociale mais PSE mënul développer Sénégal te dañ ko prouver fii incha allah ci yeneen émission yi nga xamante ñooy ñëw di leen gërëm di leen sant di leen jox dig daje seen beneen émission chronique de la semaine incha allah merci beaucoup. Si vous voulez ravitailler votre famille en toute sécurité, c'est désormais possible grâce à Sen Boutique, le marché virtuel sénégalais. Avec une garantie de livraison à domicile sous 48 heures. Une équipe dynamique et efficace, présente partout au Sénégal. Fouta Automobile doon spécialiste ci tôlerie ak peinture bépp xeetu oto mi ngi nekk en face route nationale Matam ginnaaw gare routière bu Ourossogui. Fouta Automobile dénk leen ñu seen oto ñu noddati leen ko ba mu bees tàq.